xoolee livre bi. ñu ngi ko tuddee lettre au peuple. Prodac un festin. de 36 milliards de francs CFA. loo ci gis rek dafa am lu ko waral. lettre au peuple bi en réalité lettre au procureur la waroon doon. lettre au procureur. laa ko war laa la jëbbal. livre bi. waaye dama seetlu ne contribution yu bari. yoo xam ne dama ko doon bind. dama ci doon interpeller procureur. ci wàllu yu bare ci wàllu Big Togo ci wàllu building administratif ci wàllu Ila Touba ci wàllu centre international Abdou Diouf yooyu yëpp bind naa ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen su ma fu may daanale mooy procureur dafa war a autosaisir pour leeral askan bi léegi bi yoon nag ma ne comme dafa nekk livre te dafay dem ci loxo sénégalais yu bari ak ñoo xam ne duñu sénégalais mais ci loxo nit ñi naa ne naa bind benn bataaxal askan bi naa bind benn bataaxal askan bi pour jéem a leeral wala boog pour participer ci débat bi nga xam ne moo nekk ci wàllu Prodac participer ci débat bi. parce que livre bi mënu ko jeexal. ñu ci participer nañ bind lettre askan wi wax leen ci li nga xam ne ñun yaakaar nañ ne moom moo xew ci mbir mi. léegi biñ ko gëstoo ñu xool ko ci suñu recherche te yéen journalistes yi ngeen def ci liggéey bu am solo boo xam ne daanaka doo leen ci bàyyi xel mi liggéey bu am solo parce que ci biir boo xoolee. am na ay interview am na ay liñ bind ci presse bi dama ko jël analyser ko dem uti des faits ndax débat bi da doon tourner autour de 29 milliards de francs CFA 29 milliards ñu gëstu dañ gëstoo ñu xam ne kat li nga xam ne moom la état bi engagé wu pour ko fay ci 4 daj mooy domaine agricole communautaire bu CFA domaine agricole communautaire bu Itato domaine agricole communautaire bu Kër Samba Kane ak domaine agricole bu Kër Momar Sarr état bi def na woon ñoom dañ ci dugal 29 milliards loolu mu nekkoon seen contrat technique. li ñuy wax seen contrat technique. waaye boo xoolee contrat technique bi dafa wuute convention de financement bi te sax boo xoolee encore une fois ci biir convention de financement bi et contrat technique bi li fa nekk ci ay clauses financières moo ëpp doole. li fa nekk ci ay clause technique bu ñu defee analyse boobu yëpp ci wàllu convention yi parce que dañoo yàgg alerté c'est-à-dire ne Sénégal ministère de l'économie et des finances yi nii li nga xamee ne moom nañuy engagé état du Sénégal ci ay bor jaaduwul yenuwul maanaam am na ay yu leerul ay mbir yu doy waar yu nekk ci biir comme bii également convention la woon ak ay israélien loolu lañ gis ba am convention bi analyser ko mais li fa nekk doy na waar li fa nekk mën naa ne c'est criminel li fa nekk autorité boo xam ne bëgg nga sa dëkk waroo mën a signer ay convention ak keneen ngir naan da nga leen di fajal bii soxla c'est-à-dire que dafa doy waar donc loolu la jël analyser ko jébal ko askan bi beneen bi également mooy ci bi ñu ko analyser gis nañ ne li nga xam ne état bi moom la engagé wu pour fay ko ëpp na 29 milliards 36 milliards 500 millions ak lu topp la 36 milliards 500 millions ak lu topp. ñoo yem 36 millions yi. te loolu am na ay éléments yoo xam ne sax dugaluma ko ci. am na éléments yoo xam ne dugaluma ci parce que am na ay développement après. diggante dag bu Itato ak dagu Sangalkam bi nga xam ne le président de la République inauguré na ko fan yii si ginnaaw am na ay développement. mais maa préféré yem ci lii. te développement yi également dina mës a ñëw. dina mës a ñëw un jour. donc bi ñu ko analysé ñu xool ne que mu nekk le ministre des finances. que mu nekk le ministre monsieur Mame Mbaye Niang. que mu nekk ki fi nekkoon directeur Prodac muy monsieur Jean-Pierre Senghor. ak ki fi nekk actuellement muy monsieur Mamina Daffé. ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci circuit de signature ak approbation contrat yi ñoom monsieur Birima Manga ñoom ñëpp am nañu àq Sénégalais yi te ni nga xamee ne également mën nañu dépenser suñu xaalis dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. parce que liggéey boo xam ne ay bureau de contrôle ñoo si nekk te li nga fay yëpp pratiquement bureau de contrôle bi contrôlé wu ko wax naa ko ci biir lu ëpp 14 milliards de francs CFA. dama ko yemale foofu. ëpp na ko. fay nañ ko te bureau de contrôle bi mosul contrôler liggéey bi day dem constater rek ay kii ñëw joxe facture ñu ne nañ fay donc benn chaîne de responsabilité la
dama xoolee également souvent le ministre Mame Mbaye Niang bu doon génn def ay sorties def ay déclarations oui IGF du corps de contrôle jëm naa ko démontrer ci biir oui man signé ma contrat financier contrat technique laa signé ma wan ko ne ko ci contrat technique li ngay woowee contrat technique li fa nekk ci ay clause financière ñoo ëpp li fa nekk ci ay clause technique te clause technique bi sax daanaka amu fa parce que contrat boo xam dañ ko signé amul cahier de charge amul cahier de clause administrative générale amul cahier de clause administrative particulière amul cahier de clause technique particulière loolu nekkul contrat technique maanaam tey jii dañoo jox opportunité tey kenn mënul garantir ca dag ya que li ñu fa joxe qualité la parce que amul lenn lu ñu ko war a méngaleel loolu mooy li ñuy wax les cahiers de clause amul lenn lu ko xam ne dañ ko war a méngaleel ak benn bordereau rek lañ jox entreprise bi te say bu ko neexee mu dindi lii dugal bu ñu ko waxee mu ne monsieur Jean-Pierre Senghor moom ma ko wax donc mu nekk benn pàccoo boo xam ne benn pasare alal boo xam ne dafa doy waar ci loo xam ne projet boo xam ne dafa waroon générer de toll ci 300,000 emplois ci liñ bind dafa waroon générer de toll 300,000 emplois loolu nag ñu ne mënuñ ko seetaan parce que ñi nga xam ne dañu leen choisir même comme ñu nekk ay financier lu mel ne Loc Afrique bi nga xam ne monsieur Khadim Ba moo ko dirigé te Loc Afrique bu jotee ci financer Prodac monsieur Amadou Ba moom moo tax te wane naa ci biir également am na yeneen emprunt yoo xam ne état du Sénégal def na ko jaaral également ci Loc Afrique ba mu am ci bénéfice ci lu yomb yoo xam ne 5 milliards de francs CFA loolu seen benn naataango boo ko bindoon muy Cheikh Oumar Ndaw bu les Échos ñu wane également ne ci discussion débat yi da doon dégg monsieur Mame Mbaye Niang naan du gré à gré wan nañ ne ko non seulement lettre bi ngeen bind parce que dama ci def ay lettre bi ngeen bind ARMP mi ngi ci biir réponse bi ngeen tontu mi ngi ci biir décision bi ngeen jël mi ngi ci biir pour wane ne gré à gré la non seulement gré à gré la mais gré à gré bi illégal la teg ci war nañ également te def nañ ko ci biir parce que également su ma jumul dégg naa ko dem mu ne amul preuve maanaam li ngi accusé amul preuve bu ñu ne livre bi dina ci gis lettre bi nga xam ne moom moo ko bind ordre de service illégal boo xam ne moom moo déclenché lépp loo xam ne paiement frauduleux ordre de service bi nga xam ne monsieur Mame Mbaye Niang moo ko signé te mu nekk si biir moo ko déclenché kon monsieur Seck xam naa moom téere bi li ci nekk bëri na te mboot yi ci nekk yaa ngi koy dévoilé ñu bàyyi kook ñi nga xam ñoom ñooy askan bi comme li nga wax rek lettre au peuple la bataaxal boo xam ne ñoom nga ko jox te am na ay firnde yu bëri yoo xamante ni yaa ngi ko tënk ci biir lu soxal mbiru Prodac boobu bu Mame Mbaye Niang kon loolu nekk na loo xamante ni lu ñu war a dem gëstu ji la ngir gën a xool leeral yi ak gindi yi mais bu ñu waxee ci mbir moomu mën nañ wax ne kon état bi dafa teg benn makkaan boo xamante ni peut-être mu nekk benn ruq bu ñuy dugalee xaalis muy ay marché yoo xamante rek lépp ngir noosukaay wala boog am noo xam noonu la ñuy luubalee koppar maanaam ci gëstu gi dafa mel ni ki loolu la génnee. bien sûr c'est-à-dire que ci biir état bi. yamuñ ci li rek de. dinañ am ci leneen ci yoo xam ne dañ ci ñëw. mais gis nga ci biir état bi. dafa am benn système de prédation de ressources bu ñu créé maanaam dafa am benn système bu mettre en place. pour boo xam ne bu ñu bëggee El Hadj Malick riche léegi. day riche léegi. c'est-à-dire que benn système boo xam ne la système de parrainage financier lay doon. dañuy wax parrainage wàllu élection. mais système de parrainage financier boo xam ne bu ñu la ko parrainé. da ngay riche. au détriment des Sénégalais. par exemple créer ay entreprise ay direction lu gën a garaaw créer entreprise. loo xam ne doo créer sax entreprise. ay papier nga yor. ñu dem lijjanti la ay lettres de confort ak yeneen. nga riche léegi nii. donc système boobu noonu en fait boo xoolee livre bi fondamentalement. c'est pour que Sénégalais yi. gën a yeewu. ci gën a exigeant. ci wàllu bonne gouvernance pour man. le débat pré-campagne le débat campagne électorale le débat après campagne li ko war a soutenir dëgg mooy bonne gouvernance li ko war a soutenir dëgg mooy population yeewu xam seen wareef li contribution la ci loolu noonu pour que système bi nga xam ne ministère des finances daf koy doxalee pour enrichir ay nit war a am ñenn ñoo xam ne day jaar ci ginnaaw également pour am ci ay retour commission dugal seen compte bancaire système boobu moom lañu war a éclater
te lii loolu contribution la ci. donc ñun dañoo contribuer ci wàllu bonne gouvernance pour que débat wu candidats yi ñoom 5 ñëpp. autour mu nekk autour de la bonne gouvernance ñoom ay engagement wu ferme. ci naka lañu fexe ba système de prédation yi nga xam ne ñu ngi koy def. ci biir état bi mu dàkk. parce que en réalité alerte na également ci banque islamique de développement. livre bi. parce que gis naa ko ci biir. exactement parce que. ñoom dañuy financer yeneen dàq. dañuy financer yeneen dàq. alerte la ci ñoom pour ñu xëpp seen bët xool naka dañuy fexe ba xaalis bi nga xam ne dañ koy lebal Sénégalais yi. xaalis boobu mu jaar fi mu war a. mais Birahim du banque islamique boobu rek nga wax parce que gis naa ay banque yoo xam ñu ngi ci biir ay tamit maanaam par exemple yenn fondation yoo xamante ni dañuy jàppale yenn ci ay bànqaasu nguur gi dugal ci ay xaalis kon alerte la rek pas ci banque islamique boobu mais yeneen di ay fondation yoo xam tamit dañuy yëngu ci mbir yu mel noonu. waaw alerte la pour que ñu xeex impunité. parce que bëri na fi Sénégalais yi sonn nañ ci dégg ay milliards. surtout mais souvent booy wax. dañaan day wax rek. mais tey boo jëlee engagement nga bind ko teg. dañuy xam ne kat lii ñu bind teg ko kat am na fu mu war a mën sukkandiku. du ma ne ñoo am dëgg. du ma ne kenn moo am dëgg. kii war a xam ne ñoo am dëgg wala amuñu dëgg askan wi la bu ko askan wi deful procureur def ko. mais ñun li ñu war a mooy suñu engagement mooy. ci Sénégal lañ bokk. gis na ne alal sénégalais yi ñu ngi koy luubal ñu ngi koy caxat-caxatee ay nit ñu ngi ci enrichir wu damay wax naa encore une fois. buñ juum ci lenn buñ ñëw ci benn débat. ay 29 milliards la détourné wu ma den 29 milliards. loolu du wax ci de. maanaam projet bi nga yor. ak pouvoir de signature bi nga yor mën nañu jox 29 milliards jox la 36 milliards dërëm du ci fell mais sa pouvoir d'influence. dina tax nga enrichir ci am ay milliards. mooy système bi quoi. mooy c'est ça le système. c'est le système. c'est-à-dire que moo tax boo xoolee. ci landerneau bi. la scène publique. ñu bëri duñ bëgg a dégg cours de répression de l'enrichissement illicite. parce que détourné xaalis daanaka dafa xaw a xeewi. li nga këpp kees. dafa xew a xeewi. dañuy defar ko d'autres système boo xam ne. dafay jaaree ci trafic d'influence. dafay jaaree ci escroquerie. parce que am na fraude yu bëri fi nekk. dafay jaaree également ci système d'enrichissement illicite boo xam ne dañ koy créer pour que ëllëg boo waxee ne looy dëkk nañ ma 10 000 francs. te si ay këyit lay jaar ay signature ay cachet ak lépp. dëkk nañ ma 10 000 francs. 10 000 francs yaa ngi nii. maanaam 5 plus 5 égale 10. donc am na loolu leen la mu toppee. du loolu de. 5 plus 5 bu na nekk 10 plus li nga laaj wala li nga jox ba nga joxe yow marché. effectivement donc système boobu daf fi bari. te nag am na ci yow am na fi loo xam ne. bëgguñu ko woon def ci livre bi. am loo xam ne dañ ko denc bëgguñu ko woon def ci livre bi. parce que voilà on sait jamais mais nañ jàpp ne nekk na lu doy waar loo xam ne nekk na lu grand loo xam ne. Sénégalais yi war nañ ci mën a yeewu. te gën a exigeant. ci naka nañu yore également seen. waaw parce que bu ñu toogee tey dégg naa ko léegi ci wax ji Sénégal toll na ay at yoo xamante ni dootuñu déggati ay millions mais milliards la ñuy dégg des milliardaires kenn ku ñëw ci nguur même pas un an tu étais un simple politicien un simple militant si benn un an nga nekk locataire si benn un an nga dugg ci nguur commence dawal ay oto yu bakkane sa jabar yeeg sa doom yi commence tukki nga nekk milliardaire Sénégalais yi loolu di leen xaw a jaaxal léegi sax nit buy ñaan léegi danaan yàlla naa nekk milliardaire parce que million mënatu la yor.